بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الفاتحة. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du professeur Ibrahim Mahmoud Diop, président de la Fédération nationale de la Jamiat Ansaroudine, de Cheikh Mohamed Khoreish Ibrahim Niass, représentant ici le Khalife général Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass, des membres du bureau exécutif national de la Jamiat Ansaroudine et du mien propre, vous souhaitez la bienvenue dans cette salle du Café de Rome et surtout vous remercier d'avoir bien voulu consacrer une partie de votre budget temps à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Ce point de presse, parce qu'il s'agit effectivement d'un point de presse, sera articulé autour de deux communications. D'abord, une présentation du projet de conférence internationale
sur le thème contribution de l'islam à l'avènement d'une paix mondiale durable. Présentation, disais-je, de ce projet par M. Amadou Samb, mon voisin de droite. M. Samb est le directeur de cabinet du président national de la Jamiat Ansar-Ud-Din. Et dans une seconde partie, le professeur Ibrahim Mahmoud Diop, président national, partagera avec nous un message et procédera à l'installation officielle du comité préparatoire. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Amadou Samb. Monsieur le représentant du Khalif, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingué président de la Jamiat Ansar-Ud-Din, chers membres du bureau national, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, nous allons sans plus tarder porter à votre connaissance le propos liminaire que nous vous livrons au nom et pour le compte du professeur Ibrahim Mahmoud Diop, président de la Jamiat Ansar-Ud-Din. Par ce propos, nous vous présentons la Jamiat Ansar-Ud-Din, qui est l'organisation organisant la conférence de décembre. Mais nous allons également vous entretenir du contexte et de la justification du projet et plus généralement des résultats attendus. La Jamiat Ansar-Ud-Din a été créée au milieu des années 1940 par Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass, chef religieux à Kaolack. Elle sera reconnue le 31 octobre 1960 par le gouvernement de la République du Sénégal, soit à peine 2 mois après l'indépendance de ce pays. Son récépissé est le numéro 1333 du 31 octobre 1960. En créant la Jamiat Ansar-Ud-Din, Cheikh Ibrahim Niass entendait regrouper ses disciples et les organiser au service d'un islam de paix et de progrès. La section Sénégal de l'association est aujourd'hui implantée partout au Sénégal et son but est essentiellement humanitaire. Il s'agit de regrouper les musulmans dans un esprit d'équité, d'entraide et de mutualité, conformément au texte de loi. Cheikh Ibrahim nous disait qu'il fallait organiser tout ceci en conformité avec l'époque moderne et donc en conformité avec les lois et règlements qui gouvernent ce pays. Le deuxième objectif, c'est de renforcer la dignité humaine en améliorant les capacités morales, intellectuelles et spirituelles de ses membres. Il le dit dans sa lettre fondatrice en disant « Il faut veiller à la diffusion du savoir sous toutes ses formes ». L'objectif est également de construire et d'aider à la mise en place, à l'entretien et au fonctionnement de structures de formation et de perfectionnement. La Jamiat Ansar-Ud-Din a de tout temps véhiculé des messages d'unité, de solidarité et de paix, d'abord par son fondateur, mais ensuite par ses khulafa successifs et par ses différents muqaddam. C'est la raison pour laquelle elle a adopté en septembre 2012 un programme d'action triennal articulé autour de 4 axes, dont le détail est dans le dossier de presse qui vous a été remis ou qui vous sera remis tout à l'heure. La conférence internationale sur la paix et sur la contribution de l'islam à l'avènement d'une paix mondiale durable constitue un des axes importants, l'une des actions phares en tout cas de ce programme triennal. Au niveau mondial, la Jamiat Ansar-Ud-Din est dirigée par un bureau ayant à sa tête le Khalif de Cheikh al-Islam et la Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Niass. La section sénégalaise de la Jamiat Ansar-Ud-Din est présidée, vous disais-je, par Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop, secrétaire général de la Rabita des oulémas du Maroc et du Sénégal pour l'amitié et la coopération islamique. Il est secondé par 5 vice-présidents et 24 membres du bureau
qui proviennent de l'ensemble des régions administratives du Sénégal. Le thème de la conférence trouve sa justification dans la constatation que les différentes crises internationales qui se sont succédées ces dernières années ont leur origine notamment dans une perte de référentiel à l'échelle mondiale et dans la déperdition progressive des valeurs morales universelles. Il en est découlé de graves confusions inconscientes ou entretenues, particulièrement sur le contenu qui est généralement donné à des termes comme djihadisme et terrorisme. Une autre conséquence de cette perte de repères a pris la forme de chocs de culture et de civilisation, d'oppression des peuples, de dépravation des mœurs à une échelle jusque-là insoupçonnée, et même dans certains pays, de guerres civiles, de rébellions et de génocides. Dans tous les cas de figure, la sacralité de la vie humaine est mise à rude épreuve. Or, une telle violence est très clairement condamnée par le Coran, qui énonce en sa sourate 5, verset 32, « Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Et le Coran, par ce verset, assimile clairement le meurtre d'un homme à celui de toute l'humanité. Des exemples de ce type font florès dans le Coran et la Sunna prophétique. Vous voyez donc très clairement le décalage qu'il y a entre ce que devrait être l'image de l'islam et l'image qui en est véhiculée dans le monde moderne. Nous pensons que ce décalage n'a pu subsister que parce que tous les musulmans épris de paix, ou croyant en tout cas en une paix durable et en une coexistence pacifique, sont restés silencieux bien trop longtemps. Et nous espérons que la conférence de décembre contribuera à corriger cette anomalie. Se basant sur les fondements du Coran et de la tradition prophétique, la Jamiatou Ansaruddin a estimé que l'islam est porteur d'un fort message de paix et qu'il a le devoir de le partager avec toute l'humanité. Il s'agit notamment de permettre aux opinions nationales et internationales de prendre davantage conscience de la gravité de la situation mondiale, de replacer l'islam dans son véritable rôle de porteur de paix, de solidarité et de justice intelligente. En quoi faisant? En sensibilisant sur les dangers de la recrudescence des conflits dans le monde, en conscientisant les décideurs sur leurs responsabilités à l'égard des peuples et en promouvant la participation de toutes les parties prenantes aux efforts de pacification du monde. Des résultats concrets sont attendus de la conférence que nous envisageons d'organiser en décembre. C'est d'abord la mise sur pied d'un comité de veille et d'alerte chargé de prévenir les conflits. C'est encore la mise en place d'un comité de médiation en vue de la résolution durable des conflits. C'est également la création d'un fonds d'investissement parce que nous croyons que la misère constitue le terreau le plus fertile de la violence. Mais c'est également la création d'un fonds d'appui aux communautés défavorisées. Le programme de la manifestation sera articulé autour d'échanges sur plusieurs sous-thèmes. Nous pouvons citer parmi ces sous-thèmes djihad, véritables enjeux et défis contemporains, la paix par le développement, le terrorisme, obstacle au développement, la solidarité et la compétitivité mondiale, le rôle des femmes dans la recherche d'une paix durable. Les échanges auront lieu en session plénière et en session parallèle. Les participants proviendront du monde entier et de toutes les religions. Près de 1000 participants sont attendus, comprenant notamment des savants et des érudits de différentes religions, des universitaires et des chercheurs, des chefs religieux et guides spirituels, des décideurs politiques et de la société civile, des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers.
Le caractère très éclectique de la communauté d'origine de la Jamiatou Ansaroudine, c'est-à-dire la communauté de Cheikh Ibrahim Niass, qui est porteuse de cette initiative de paix, ce caractère très éclectique offre une réelle opportunité. Son implantation dans de nombreux pays du monde nous fait espérer en effet que le message véhiculé et les résolutions adoptées trouveront écho dans le monde entier et sur tous les continents. Je vous remercie. شهر ديسمبر أريد أن ألقي كلمة من سماحة الخليفة الشيخ أحمد التجاني إبراهيم نياس عميد هذه الأسرة وخليفة شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس. يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقي كزعيم لجماعة الشيخ إبراهيم نياس وكالرئيس لجمعيتهم الإسلامية العالمية أنصار الدين، بين قوسين نحن أنصار الله، واعتمادا على المشوار القائم بيني وبين نائبي فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الماحي إبراهيم نياس وفضيلة الشيخ الأستاذ محمد الأمين إبراهيم نياس، واستنادا للشورى المعمول بها بيننا وبين إخواننا وأخواتنا، ومع كل من إمام الجماعة وأمين الصندوق الجمعية سماحة الشيخ الأستاذ أحمد التجاني علي نسيسي، ومع أستاذ الجماعة رئيس الوطني لجمعية أنصار الدين السنغال فضيلة الشيخ الأستاذ إبراهيم محمود جو، ومع أهلي وصحب الشيخ إبراهيم نياس ومقدمي ومريدي وتلامذته وطلاب مدرسته الفكرية وزاويته الروحية في السنغال وغيرها من البلدان. باسمهم جميعا وبالأصالة عن نفسي يسرني ويشرفني أن أزف إلى العالم بأسره مشروعنا لتوطيد الدعائم السلام للأنام، واستسمحكم ها هنا بالوقوف برهة عند هذه العبارة لكي أبدي لكم بأنها مستوحاة من لفظ وخط شيخنا وأستاذنا وإمامنا وقائدنا فضيلة شيخ الإسلام وسعادة الأنام الحاج إبراهيم عبد الله نياس الكولخي، الذي سطر هذه العبارة: توطيد الدعائم السلام للأنام، ونطق بها إبان إلقاء خطابه على الضيوف وحضور حفل المولد النبوي الشريف عام 1384 هجرية، أي خلال شهر يوليو 1964. فمشروعنا إذن يصبو إلى هذا التوطيد، توطيد السلام من خلال التأسي بالمخاطب به: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القائل: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، إفشاء السلام بينكم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن هذا المنبر ومن هذه الساعة نطلق بحمد الله مبادرة مدينة باي للسلام التي ستحمل هذا المشروع، والذي سيسعى في المقام الأول والأخير لشحذ همم أفراد جماعة الشيخ إبراهيم نياس وأعضاء جمعيتهم الأم لحمل رسالة السلام إلى الإنسانية جمعاء، وإلى فتح المجال للمنتمين والمنتسبين إليهما وإلى غيرهما للانخراط في سلك أنصار السلام الذي نعتزم إقامته على أثر القمة الدولية للسلام العالمي المرتقب عقدها بحول الله وقوته في العاصمة السنغالية دكار في أواخر شهر ديسمبر 2014 أواخر ربيع الأول 1436. هذا ونشرع بإذن الله في تشكيل لجنة تحضيرية لهذه القمة عصر يوم الأربعاء 12 مارس 2014 بدكار، وبناء عليه أدعو جميع المعنيين
وكافة المهتمين بأمر السلام من داخل وخارج جماعتنا وجمعيتنا إلى الاتصال والتباحث والتعاون مع هذه اللجنة حتى تأتي المبادرة بأكلها كل حين، ولكي يكتب لقمتها النجاح المرجو لها ومنها. وفقنا الله وإياكم على الدوام لما يحب ويرضى ولما فيه صالح للإسلام والمسلمين والمسلمات وفي كل مكان والزمان، ولما فيه مصلحة مدائننا وأقاليمنا وبلداننا وقاراتنا والعالم بأسره آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد تجاني إبراهيم نياس خليفة الشيخ إبراهيم وعمدة أسرته. mbokk yi ñi ngi nuyuwaat suñ kilifa suñ mag Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop di nuyu ñu fi teew ñëpp. lettre bi nga xam ne moom lañ jàng léegi xalifa bi moo ko bind ci jamono joo xam ne addina bi ku nekk xam na ni mu yëngatu, xam na yi ci xew yëpp, te ku xam Cheikh Ibrahim ak école bi mu créé ak bi mu génnee xam ne école du jàmm rek la. moo tax sëriñ bi wax ci lettre am bi nga xam ne bind na ko pour yëgle li nga xam ne ci lañ jublu ci mois de décembre bi di ñëw ak li nga xam ne moom la ñuy def itam tey. nee na comme niñ ko aadoo ci kër gi nga xam ne lépp lu ñuy def daf ci diisoo ak mbokkam yëpp, gannaaw bu mu diisoowee ak ñaari rakkam yi gën a sës ci moom muy Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak Cheikh Mouhamadul Amin, diisoo ak ilimaanu jumaa ji nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ali Cissé di trésorier bu Ansaruddin, diisoo itam ak Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop mi nga xam ne moo jiite Ansaruddin, waxtaan ak ñeneen ci kër gi ci taalibe yi ak ci muqaddam yi ak képp koo xam ne yaa ngi jokku ci Cheikh Ibrahim. mi ngi wax ci turam ak ci turu ñooñu ñëpp ne mu ngi yëgal àddina bi ne préparé nañ pour lancer projet bi jëm ci conférence boo xam ne jàmm rek lay wax, jàmm rek lay dox, jàmm rek lay xeeñtu, moom lay wër itam moom lay yéene àddina bi. mi ngi wax nag ne dëgëral jàmm ak arkaani jàmm ci àddina bi du moo bu mu créé moom, mais mu ngi ko jëlee ci baayam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne moo njëkk a utilisé baat yooyu ci gàmm koo xam ne mu ngi ko defoon 1964 ci Medina, waxtaan ci ak taalibe yi, waxtaan ak ñoom ci jàmm, waxtaan ak àddina bi. waxtaan woowu mu defoon ak baat yooyu mu utilisé woon moo yóbbu nit ñi bañ bugg a tey jéem ci biir Ansaruddin, comme ni ko Amadou waxee nga xam ne du ñàkk am na tur yu bëri yu mel noonu ci biir réew mi ak ci bitim réew, mais 1940 ak léegi ku nekk xam na ne Ansaruddin bi mooy Ansaruddin bi fi nekkoon, mooy Ansaruddin bi amee récépissé bi mu wax itam sànq. nee na mu ngi wax di yëgal àddina bi loolu nga xam ne ci lañ jëm, di sukkandiku itam ci li yàlla wax ci yonantu bi ne ko kenn gënu la kawe jikko. yonantu boobu itam moo waxoon ne du ngeen dugg aljanna mukk fii ak gëmu leen, du ngeen gëm itam fii ak bëggantewu leen. daal di ne mu duma leen wax loo xam ne bu ngeen ko defee da ngeen bëggante, bi maanaam da ngeen dugg aljanna. ñu ne ko lan la, mu ne mooy fexe ba tasaare jàmm ci seen biir, di ko wax di ko jëfee, ndax yàlla ootewul lu dul jëm ci kër ak jàmm bi nga xam ne mooy aljanna. giddewut kenn itam lu dul mu aw ci siraatul mustaqim pour mun a àgg ci kër googu nga xam ne mooy aljanna. mu ne nag ci moment bii mu taxaw nii ci tribune bii ñu nekk, moom sëriñ bi mu ngi wax ne ñu ngi lancé tey mubaadaratu Madina lis salaam, muy initiative bu Medina jël pour jàmm mën a tasaaroo ci àddina bi. loolu nag bu ko waxee moom danañ ko def ci conférence bi Amadou wax, waaye itam yaakaar naa nit ñi dinañ ci war a liggéey ci baatin pour que loolu mën a yomb ci àddina bi. ci loolu mu ngi ñaan taalibe yi yëpp ak mbokk yi kenn ku nekk gën a yëkkati itteem, surtout ñi bokk ci Ansaruddin ak bu mbooloom Cheikh Ibrahim, ñi gën a yëkkati lettre boobu nga xam ne jàmm lay dox jëm ci àddina bi yëpp, jëm ci l'humanité, ngir ñi gën ci dox. mu ci oo ñëpp nag
ñi aju ci kër gi ak ñi nga xam ne itam ñi ngi takk ci Ansaarud-Din di séentu conférence boobu nga xam ne war na am ci mois de décembre bii di ñëw. ci loolu mu ngi yëgle itam ne dinañ taxawal tey fii ci Dakar ci Café de Rome mu tolloog àllarba fukki fan ak ñaar ci mois de mars 2014 ci la ñuy taxawal comité bi nga xam ne mooy préparer conférence bi jëm ci mois de décembre incha allah ñu ci yàlla yóbbu. mu ngi oo ñëpp nag mu ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne jàmm intéressé na leen ci àddina bi ñu bokk ci kër gi ak ñu bokkul ci kër gi ñu jokkoo comité boobu pour échanger ak ñoom yokkante ak ñoom ay xalaat pour que conférence bi mën a génne fruit bi nga xam ne moom lañ ci séntu ak li nga xam ne moom lañ ci yéene àddina bi pour jàmm. ci mujj gi nag mu ne mi ngi ñaan yàlla mu may ñi tawfiq ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def mu nekk tawfiq boo xam ne dafay sax nekk itam ci li yàlla bëgg ak li mu yéene nekk ci itam ci loo xam ne dafay jëriñ lislaam jëriñ jullit ñi yu góor yi ak yu jigéen yi ci bépp jamono ak ci bépp barab ci àddina bi. mi ngi ñaan itam suñ réew yi ak suñ village yi ak suñ région yi yàlla jàmmal ko jàmmal àddina bi yëpp. mu ngi yéene ñëpp jàmm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi. ne na seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass xalifat Cheikh al Islam wa amir usratihi moom mi nga xam moom ak ci kër gi moo yónnee lettre bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Et puis en arabe, vous avez déjà écouté tout ce qu'on a dit en français. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. نرحب بالسادة ضيوفنا من السلك الدبلوماسي ومن الشخصيات والإخوة الذين لبوا دعوتنا ولهم الشكر. ونرحب بالإخوة جميعا من الأعضاء والمؤيدين. ونقول باختصار شديد إنما سمي مبادرة مدينة باي أي المبادرة هذه التي تبدأ اليوم في هذه اللحظة الإعلان عن ميلادها في الزمن، وسمعتم عن امتداداتها في التاريخ. هذه المبادرة نقوم بها ليس وحدنا، نقوم بها نحن وجميع الإخوة المنتسبين إلى دعوة الحق التي قادنا في سبيلها الشيخ إبراهيم رحمه الله ورضي عنه، ويقوم بها جميع قاداتنا المسلمين هنا وفي غير السنغال، لتيقننا أن الرسالة لا يحملها فرد ولا طائفة ولا طريقة معينة، وإنما هي مهمة نريد نحن أيضا من جانبنا أن نهتم بها كمن سبقونا، آملا أن يلحق بنا أيضا كل أولئك الذين قد أدركوا ما يحيط بالإنسان، أكرر بالإنسان، من خطر في هذا الزمان. وكأن التاريخ جن فأصبح عدو الإنسان أخاه في الوطن أو في الدين أو في المصالح. فقلنا تعددت المؤتمرات حتى في هذا العام، حتى في عام 13 يعني عقد المؤتمرات عدة حول هذا المفهوم، ولن نزال نواصل إن شاء الله حتى يتحقق ما يريده الناس العقلاء من الجنوح إلى السلام وبناء الحياة من غير الصدام، وهو ممكن لأن الإسلام أعطانا مثلا حيا. اسمعوا أو استمعوا إلى قوله تعالى في سورة الجمعة:
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال المبين في كل عصر تتشابه مظاهره، ونحن الآن نعيش في مختلف أنحاء العالم شكلا من أشكال الضلال المبين. فما أصلح أولنا يصلح آخرنا حتما، كما نطق به الإمام مالك بن أنس رحمه الله. فمبادرتنا أو مؤتمرنا وما سوف يسفر عنه محاولة جادة من تلك المحاولات ندخل فيها بكل تواضع وبكل اقتناع وبكل صرامة فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا حتى نصل يوما إلى إحياء روابط الإخاء والمودة بيننا معشر المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، وبيننا نحن بني البشر. ونحن نقول هذا بكل انبساط. أتذكر شيخنا إبراهيم زعيم هذه الجماعة وأخا كل الدعاة إلى الله يقول باللغة السنغالية ما ترجمته لي نظرة إلى ابن آدم يستحيل معها البغض. كيف تبغض الإنسان خلق الله؟ ولهذا دعوناكم اليوم لإعلان عن انطلاقتنا، وقاعدتنا هي هذا الدين، دين القيمة، دين الإخاء، دين العلم والإيمان. وأعواننا قبل كل شيء هم إخوتنا في هذا الانتماء إلى مؤسس أنصار الدين، وهم في جميع البلدان الإفريقية وفي مختلف أنحاء العالم على اختلاف بينهم كثرة وكثافة هنا وهناك. والمهم هو أننا جميعا على رأي رجل واحد في الجنوح إلى السلام، ونتطلع إلى يوم نرى فيه هذا الجنوح إلى السلم والسلام والتآخي متجليا في خطب المنابر وفي مجالس الوعظ والإرشاد وفي محاضرات الأساتذة وفي مجالس الدرس وفي صحافتنا وفي كل ما ناتي أو ندع، لأن الأمر بحاجة إلى التربية والتكوين والمتابعة وليس مستحيلا. من كان يصدق أن الأميين الذين نزل القرآن وليس في مكة أكثر من 16 أناسا يعرفون القراءة والكتابة سيصبحون قبل 100 عام أساتذة الدنيا، ممكن وسيتحقق بإذن الله. ما نريده هو أن نتفاهم ونتعاون على أسس كتاب الله وسنة رسول الله الذي لا يملكها أحد، والتي لا تنشر إلا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال عند اللزوم بالتي هي أحسن، لكي نتفق أو نستبقي حبل بيننا حتى نلتقي من جديد. نحن وهؤلاء الملايين المتحدين في الانتساب إلى أنصار الدين ندعو جميع الإخوة في كل طوائف المسلمين هنا وفي الخارج من استطاع أن يمد يده وفكره وهمته، وأيضا نفتح الباب لكل من آمن بالله في أي دين، لأن الذين أرادوا ما أرادوا لحياة الناس لا يفرقون بين دين ودين
والمهاجم والمدمدم والهدام لا يعرف إلا الدمدمة والهجوم والهدم. فنحن مصلحتنا واحدة، يجب أن يكون اهتمامنا وخطنا واحدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دعوة خالدة. وحدة العقيدة بيننا كنز وثروة، والالتزام بمقتضى ما انتمينا إلى المشايخ من أجله واجب. نعم، إن الأوضاع حرجة والشيطان ماض في محاولة النزغ بين الإخوان بل وبين سكان المعمورة، ولكن الحمد لله الذي من علينا بالعقل وبالدين أصيل باق متين وبوعد جاءنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: سيأتي زمان ترحل فيه امرأة، حتى أقول بكلام بسيط، من العراق إلى الحجاز لا تخشى إلا الله والذئب على شاته أو شياهه. وحصل لا يبقي الله بيت حجر ولا مدر إلا ويدخل هذا الدين. هذا حصل، ولما دخل الدين أتى بالأخوة، بالتعاون، بالمحبة في الله، بحضارة أسسها قائمة. ولهذا ندعوكم إلى الإعداد الجيد لهذا المؤتمر، ونطلب من كل يد تحب الله ورسوله أن تتعاون معنا. الباب مفتوح، ليس بيننا إلا إخاء الإسلام، ومن اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهي هذه الآيات، ويزكيهم. نعم، التزكية مستوى عال من التعليم والتربية والحضارة، ويعلمه الكتاب والحكمة. إذن كل شيء موجود. نحتاج إلى التنظيم والتعاون والصبر والمثابرة وطول النفس، لعل الله يرحم عباده بإفاقة من هجروا الوعي وبتعاون من نسوا أحيانا التعاون. عسى أن يهدينا سواء السبيل، ونتذكر عما قريب في هذا العالم ما سوف نسميه في المستقبل عهد عودة جاهلية كمشناها ورددناها إلى أصلها، وبقينا إخوة في السراء والضراء وحين البأس. هذا هو الذي أقوله باختصار. اليوم ليس يوم محاضرة، ليس يوم وعظ وإرشاد، يوم الإعلان عن إرسائنا لقاعدة اللجنة التحضيرية مع الصحافة والإخوة الذين نعتز بهم، فهم في ديارهم ونحن عندهم في ديارنا. وستبدأ مرحلة الوعي والتوعية والتعليم والإرشاد وحتى نصل إلى المؤتمر ونخطط معا طريق المستقبل من جانبنا نحن أيضا. هذا ما أردت أن أشير إليه. mbokk yi li ma doon wax jarta guddal, dañu wax ne dañu daje tey jii pour yëgle ne comité bi préparé congrès bi ñu bëgg a def, congrès conférence internationale bi aju ci li l'islam mën ci jàmm joo xam ne bu xasee am dafay sax. waxuñ ne dafa yomb, waxuñ ne promenade la, xam nañ ne lu jafe la, mais yàlla mën na ko te yàgg na koo def te mën na koo dëggal ci ñun. ñi ko woote nag wax nañ leen ko, mbooloo mi nga xam ne ñi ngi askanu ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu, di ay jullit, di ay sunniyiin, di ay nit ñu gëm ruuxaaniya ak ustaadiya ak mashaxa, di ñoo xam ne dañu bëgg a dund suñu asaala boobu wala ko infitaax taam. ñu ànd dimbalante ak ñëpp pour que lii ñuy wax muy jàmm, silmu ak salaam, ñu dem ba nga xam ne dafay intégrer programme mu jàngale,
waare xutba yi mbind mi ak jëflante bi bañ xam ne lii yàlla ci doomu aadama duwul mbëkkante ak jamante waaye mooy muanaqa doqwante ak dimbalante alal birri wa taqwa ne mukk alal ismi wal udwaan birru wa taqwa kenn mënu ko fii yu baax yëpp ngi ci biir lismu nag mooy lismu rek kasmihi as-safahatu kasmiha li kama taqulu arab al ismu mooy ismu rek bakkaar lu naqar yàlla udwaan mooy passé fa nga waroon a yem te da nga war a yem fa nga waroon a yem su boobaa nag ku ci musa bokk di nga sant yàlla te yal na yàlla defal ñu ci liñ ci yaakaar yi yëpp ci kaw liggéeyee diine maanaam iman ak xam-xam ak heureusement mbooloo mi may wax yëpp ci continent yi cadre yi ñu soxla yëpp ñu ngi seen biir ak seeni expérience wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu naa wuutu ci la xalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ak mboolem ñi seq liggéey bi comité préparatoire bi nga xam ne ñooy organiser ñu ànd ak ñoom ñun ñëpp jëm ci congrès bi et après congrès jëm ci masiratu nour incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nos travaux, il me revient au nom du président, du représentant du Khalif et de l'ensemble donc des responsables de l'organisation de vous remercier. De remercier en particulier les ambassades d'Algérie. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Merci de vous. Merci. C'est vrai, on était ensemble là. Félicitations.